Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Mana yonent Yàlla Yuusuf dañu wax ni yonent yépp ci ñi ci gën a soof mission la bokk. ñaari raison nag moo tax mission soof. raison bu jëkk bi mooy ñaari yi ko séq. mooy famille bu nga xam ni ñamu bokkal famille ba ña ca gëm ni yàllay sédde barewul. ak pouvoir bu nga xam ni ña ca gëm ni yàllay xañe barewul. mu war a def fas nag ñaar yi. famille bu nga xam ni am na ñu ca gëm ni yàllay sédde waaye am na ñu ko gëmul. ak pouvoir bu nga xam ni am na ñu gëm ni yàllay xañe waaye am na ñu ko gëmul. ñaareelu raison bi góor gi tudd na ko sax biig ci différence bi am ci diggante luxe ak confort. Youssouf dañ ko yónni mu ñëw ci benn période bu nga xam ni tendance yi ñoo falu. donc amilu tamyiz moom la yàlla jox Youssouf pour mu jëfante ci ak ñi mu taseel. mais moom en tant que yonent amilu tamyiz du ko servir. amilu tafdil moo koy servir. amilu tamyiz ni mu koy firee mu yomb mooy li nga bokkuleeg nit ñi te ëpp leen te man ci am waaye bu nit ñi dee summi seen bosit nga summi sa bos. mu dellu ci confort yi. amilu tafdil nag kenn ku ni dafa am looy rawe ña ca des. bu summi jotee it loolu doo ko mën summi. mu bëgg nag servir ci ñaar yi. ndax booba li xew mooy sifaat maddiya yi kaanat tatga ala sifaat al maanawiya. diwa jekk waay moo xew booba waaye diwa jekk waay waaye diwa mën a sañse waay moo xew booba waaye diwa rafet kër waay booba looloo xew. moo tax balaa mën a servir ci amilu tafdil il fallait que yàlla jox ko ci amilu tamyiz lu ñëpp xame ni du ñoom. looloo tax falamma ra'aynahu أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. booba loolaa xew. waaw Yuusufa solu sañse génn ñëpp di daanu waaye kii mën a sañse waay waaye kii jekk waay parce que booba loolaa xew. il fallait yàlla jox ko ci lu kenn amul. mais taxu ko jóg. li ko tax a jóg boobay défi bi. ngeen baal ma ngeen déglu point boobu. nit ñi dañuy jaawale défi ak opposition. taxaddi bokkul ak muarada.
baayam Yaaqub daj na lu ne ndax ñaari tendance yooyu góor gi tudd bi te jóge ci ñaari doomu Ibrahim yi Ismaïl ak la tukkee ci ñoom muy côté arabe yi Ishaq ak la tukkee ci moom parce que bu ñu nee côté arabe yi ci la yonent bi génne Ishaq ci côté li ñoo tuddee système yi ñëw yëpp juif yi dugg ci chrétiens yi dugg ci côté Ishaq la donc ñaari tendance yooyu moo taxoon Yaaqub sonn parce que dafa bëggoon réconcilier moo tax ñetti religion yi mu tudd ba tax ñu tudde ko ni moom mooy Israël moom Yaaqub réconciliation boobu moo tax mu sonn ca nag lool daj coono bu ne pour réconcilier ñooñu aussi pour préserver li Ibrahim indi woon léegi nag jur doom bu nga xam ni yàlla xaarul mu daj li baay bi daj foofu sew la jur doom te yàlla xaarul doom ji daj li baay bi daj mu sedd ko yaa abat inni raaytu ahada ashara kawkaban والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين waaye booba gént gi sax leeragul pour Yaaqub moo tax Sëriñ Cheikh moo diiñ sujjóot ba mu firee ko accolade kenn mësul dégg loolu ndax it bàyyi bu sujjóotal doomam surtout bu dee ci péncu aada boo ko waxee noonu ñi koy dégg dadul bare moo tax mu effacé baatu sujjóot bi tudde ko accolade illa xaajatan fi nafsi yaquba qadaha donc baat boobu parce que Yaaqub dañ ko sédd ci turu yàlla bi ñoo tudde alfaa'il Yuusuf mi doom ji ñu sédd ko ci turu yàlla bi ñoo tudde alqaabil Yuusuf dafa ñëw rekk ànd ak tawfiqam ñu sédd ko mu indaale moo tax Yaaqub Yuusuf rekk la soppoon mais seen relation neexul woon ndax dafa ni Yuusuf dafa talul héritage bi ndax dafa ni falamma raaynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum jigéen ñi di daw fii di daanu ndax moom pouvoir bi nekk fële di ko jéem a xëcc ndax compétence bi ci moom mu defe ni nag looloo nekk ci bopp bi ba bëgg mu ñëw daj li mu daj fàtte inni raaytu ahada ashara kawkaban indi na coono bu rëy ci diggante ma looloo tax bokk na ci li tax yàlla bëgg mu ñu isolé ko mooy loolu ndax bu fi desee noonu digganteem ak waajuram dana gën doy waar mu xaw dellu si ci moom góor gi li mu leen firi ci digganteem ak Sëriñ Babacar keroog bi ko Sëriñ Babacar wooyee te am lu mu ko sant te mu ni ko malang
maanaam waxul ma nag waaye def ni defuma ko nee na góor gi yëg ni defu ko mu woowaat ko ni ko defoon nangam bi ma la waxoon de mu ni ko defuma ko de mu ni ko waa demal nga def ko nee na ma dem defuma ko nee na ba mu toog nag ca ñetteelu yoon ba nee na ma xam ne dama bëgg a tiiñal nee na mu woo Serigne Alioune Gueye woo Serigne Moussa Niang woo soxna Sukan woo soxna Umul Xëyri du biig laa ko njëkk a dégg wax bi waxtaane nañ ko ay yoon maag moom ak yeneen yu dul yooyu ne Sëriñ Babacar ni leen Cheikh a ngi nii dama ko sant nangam te defu ko ma bëgg nag wax leen ko ngeen seede ko ba noppi bu ko dee def mu wax ma bu ko dul def ma xam nee na mu ne ko est-ce que laaj nga ma lu tax defuma ko nga ma tax kilifa ku yebu di tey ci moom ndax ni mu woyee fa rek la leen ko waxe xam nga mu ni parce que dama ca xam am élément yoo xam ni moom amu ko ca loolu la leen wax biig waaye man ba mu ciy waxtaan ak man def ni ma def ma ko sant en tant que père de famille te santuma ko en tant que guide te père de famille nag jeex na sama digganteeg moom nekkatul père de famille ci man guide rek la mënoon nekk ci man waaw ni looloo tax defuma ko waaw mu mel ni baat bu doy waar la xam nga bu fekkee ni ki nga xam ni moo la jur mooy sa sëriñ xàmmee kañ la nekk way jur ci yow ak kañ la nekk sëriñ lu jafe la ñaari rôle yi dañuy gaaw di duggante moo tax léeg-léeg muy jur ay yu doy waar dafa dox diggante Sayyidatina Mariam ak Zakariya Zakariya mooy parrain ci wàllu famille mais aussi sur le plan mystique dafa mel ni moo nekkoon protecteur am comme li ma waxoon soxna yu jigéen yi ci seen colonie de vacances bi ni jigéen pour ñu mën ko dimbale moo amee personnalité ak dignité bi ñu soxla moo tax foog ñu wutal ko structure ci biir structure bi ñu créer ko benn environnement boobu nag ñu dajaleel ko élément yi tax muy construire personnalité am dignité par dignité xam nga Sayyidatina Mariam bi mu demee ba structure bi am environnement bi it mu créer ko boppam dafa toog bés rek Zakariya dugg si ko moo ko daan indil ñam mu ñëw dugg si bi yoon fekk fa ñam ngeen déglu baat bi comme kenn ku dul moom daanul dugg pour jox Mariam ñam te bi yoon mu dugg si fekk fa ñam xelam ñaaw mais li tax xelam ñaaw yàlla ko nattoo ndax foog gi mu foog ni kudul moom warul mën a servir Mariam
genre exclusivité boobu mu attribué boppam moo tax yàlla gannaawu ko yónnee Mariam ñam mu jur ci moom fiir jur ci moom it mu am lu mu bëgg a tiiñal ngeen déglu baat bi de mu ñëw ni Mariam ne ko annee laki haada ñu ni laaj bi du laaju xam laaju tiiñal la ah man rek maa fi daan dugg di la jox ñam de te tey ñëw naa fekk fi ñam boo xam ne indiwuma ko fi ku fi jaar mel ni ku tiiñal ah Mariam ni ko am na ñàkkul am na jigéen ñu nga xam ne yàkkamti dana tax ñu naan petit te fekk robinet ngi bëgg a ubbi dégg nga boobu baat ma ne ko ñàkkul ne am na jigéen ñu nga xam ne léeg-léeg ñu naan petit ndax yàkkamti te fekk robinet ngi bëgg a ubbi ay ma di la yëgal ni bii nag ca robinet ba la jóge xanaa naanuma petit ca robinet ba la jóge ande laki hada qalat huwa min indillah fekk yàlla namoon pour Zakariya li wolof di wax naan loo man biiruwaay borom def ca loo yëgul waaye fekk na bii sax moom defu ca lu mu yëgul yàlla ko ca def moo tax loo nekk kilifa nit lu yàlla aj mbiram ci yow da nga jàpp ni yàlla mën na du la doxee gannaaw dem jëfanteeg moom te doo ko yëg looloo taxoon nag Yaaqub problème ak Yuusuf loolu ci li ko taxoon muy xaw a jafe ca la bokk waaw mu tax def ma jàpp fan yii rek ça va faire ci 3 jours wala 4 jours lay war a toll parce que loolu dañ koy soxla ñu itam ci suñu société yu mel nii damay suivre benn documentaire bu ñu def ci Naomi Campbell mannequin boobu def ay li ko dugal ci wàllu mannequinat ak lu tax fi mu ci jaar ak ni mu ci évoluer ak défilé de mode yi mu def yëpp ak styliste yi mu masaamal affaire yëpp ak maison de couture yi yooyu yëpp ñu wane ko ba wane nag relation ak famem frère bi mu am te mu nekk Londres di fa jàng ay petite sœuram ba wane yaayam nag di ko laaj ci digganteem ak yaayam di ko sa relation ak sa yaay nu mu demee mu ni mësul neex ñu ni ko lu tax sa relation ak sa yaay mësul neex mu ni dama yëg ni bis bu ne moom bëtu doom la may xoole te man bis bu ne grande sœur laa ko jàppee loolu danay faral di compliquer ay relation am doom fekk wéyju rekk nga ci moom te nag bis bu ne nga gis ni doom nga amal affaire yow ndey bi te moom fekk grande sœur rek la la jàppee léeg-léeg dina faral di diisal relation soxna yu jigéen yi ak seen ndey waaw lu mel noonu it moo posé wu ci Yuusuf ak Yaaqub ngeen déglu ko bu baax parce que Yuusuf jàppewul woon Yaaqub muy bàyyi grand frère la ko jàppe kon bu jàppee bàyyam muy grand frère ay grand frère am foog crise dana dugg
ndax cër bi ñuy bëgg mu servir leen ko léegi bàyyee ma ko moom ci moom ndax parce que c'est lui son grand frère. situation boobu it moo sonnal Serigne Cheikh ci kër gi parce que Serigne Babacar du woon baayam c'est son grand frère as-sabiq rek la ak at-taali wa laqad aliftu huda al-khalifati qabla kawni janinan id araahu wa id yaraani bi nuuri al-ghaybi am na fu ñu miinante booba ku ñoo wax asuka nekkagul moo tax bi mu ñëwee fii dafa jàpp ni grand frère la ci moom waaw donc ces grands frères foog dina am benn lu posé wu parce que pour lui il n'a qu'un seul grand frère mooy Serigne Babacar boo tax yu mel noonu nag ku ko dul mën a deviner ci famille léeg-léeg nga am ko sikkal fekk dafa am benn sew-sew boo xam ni fokk nga firi ko pour soog a mën a franchir beneen pas loolooy tax par exemple lu tax yàlla ni mu séddee tafawut bi mu def xam nga hal tara min xalqi hal tara fi xalqi rahmani min tafawut xam nga boobu ñëw na ci suratul mulk mais kooku situation générale la cadre bu général bi yàlla binde kawnu bi moo tax mu waxe hal tara fi xalqi rahmani min tafawut maanaam lu ne la mën na mu ca moom jàdd ko waaye teewul tafawut am moo tax tafawut boobu maanaam mën nañ ko tuddee différence mën nañ ko tuddee distinction yooyu yëpp mën nañ ko firee waaye léeg-léeg nga gis ñu ci daanu maa ngi leen koy wax ci salle bi démb moo tax parparloo baaxul ndax dafay fatt sa xel suñu Cheikh nag moo waxoon ni far aayul mais parparloo moo baaxul xam nga tilka rusul faddalna baadahum ala baad ñi koy firee ni yonent yi dama am ñu ma gënal ci ñi ci des boo firee baatu gënal rek àdduna tukki parce que yonent yi kenn mënu cee gën sa morom parce que ñoo bokk fu ñu jóge ci wàllu sédd kon faddal na doo ko firi gënal yaa ngi koo firee jàkkleel naa kenn ku nekk ci jamono bi nga ñëwee ak li nga taseel ak contexte ba seet naa la ca war ma jàkkleel la lu ànd ak loola lu tax kenn du fi indi baatu ngëneel am na ku nga xam ni ñamu bokkal mënu leen a gën mais ku ci nekk nag am na lu ñu la séddee nga mëne ko te ñeneen duñ ko mëne te yóbbaale ñi ca des waaw looloo tax ñu indi tafawut boobu ci abajada alif ba jiim daal ci ni yàlla bindee alxalq hal tara fi xalqi rahmani min tafawut alif ba jiim daal alif bi nabaata ko moom baa bi xayawaana ko moom jiim bi al insaana ko moom daal bi annabi moo ko moom jeex na
alif mooy benn, baa mooy ñaar, jiim mooy ñett, daal mooy ñeent. donc gàncax benn ngëneel lañ ko may, loolu la gëne al jamaad. Jamaad mooy les minéraux. donc les végétaux li ñu gënee les minéraux moo di man di développé wu ñu di ko gis. te bu dee ci cadre doj développement kenn du ko gis mu évoluer ni nga xam ne noonu la plante di évoluer. kon alif boobu moom la nabaat fexe ba gëne ko aljamaad. alxayawaan ñu jox ko baa am na ñaar te mooy am na numu am na xis. jur dana développé wu ni plante di développé mais dina am yëg. moo tax boo ko dompee mu yëg ko, boo dóoree yat mu yëg ko, parce que yëg-yëg baa tax. loolu la ëppalee an nabaat. nit ñëw en troisième position ñu jox ko jiim mu am ñett yu tax mu raw yii. dana développé wu, dana yëg, dana wax soxlaam. rab nag rab bu dul rabu rawaxaan du wax soxlaam. moo tax rabu rawaxaan dañ ko tudde rab rek mais du rab, leneen la. waaw donc mu am ñett yooyu gëne ko yële. mais yonent ñëw nag dakat ci nit ñi la bokk. qul innama ana basharun mislukum. kon ci nit ñi la bokk. laqad jaakum rasulun min anfusikum. kon ci ñoom la bokk. mais li tax nag yonent gën nit ñi mooy at taqdis. maanaam duñu am benn genre excellence. waaw benn genre excellence bu leen yàlla jox. sont presque parfaits. booba ngeen bàyyi ci xel. les prophètes sont presque parfaits. parce que bu ñu amoon parfait ba mu jeex toog place su yàlla. te góor gi wax na leen fii ni azzatul ilahiya la tatajazza. looloo tax les prophètes sont presque parfaits ndax qadaasa bi ñu leen sédde moo tax. looloo tax sax fa lamma raaynahu akbarnahu wa qattaana aydiyahunna lu yàlla sédde ci jamaalam rekk la. parce que allahu jamilun yuhibbul jamala fi kulli shay. yàlla dafa taaru bu sañoon lu ñëw ci kanamam rek am boobu taar sa. waaye bi ci des it mooy ci wàllu alkamal bi tax ñu wax alqadasa. alkamalu lillah. kon ku ci am ci yonent yi moom moo la sédd. daf lay sédd rek waaye nag jógewoo ci moom. mooy li mu wax ci waxu Maodo boobu ci xilaasu dahab. mais li tax ñuy am qadaasa ñoom yonent yi mooy lenn la. mu di al axlaaq al ilahiya. maanaam jikko yi yàlla tënk def ko ci diine yi yonent yeen ñi ko. les communs des mortels bu ñuy appliquer axlaaq yooyu mënuñu ko appliquer lu dul tatbiq juz'i. mën nañu ko appliquer ba am ceer
wala boog ñu appliquer ko presque ba à moitié. Et seen performance mënul dépasser boobu. mais bu fekkee ni ci niveau yonent yi la ak awliyaaw yi seen tatbiq yàlla def leen exige mu nekk tatbiq kulli. mais tatbiq kulli waxul ni le tout la ñuy def mais mu ngi commencé ci moitié bi ba keroog ñuy am presque ñetti tiers yi ba foofu mën nañu fa yegg mooy li ñu tàgge Isa ibnu Maryam ba nga xam ni li ñu tudde ci wàllu jikko yi ñuy jox nit yépp bu ñuy wax ci niveau moom Isa waaw ga ñuy jox yàlla moom lañ koy indil bosam. rahma bu dee ci yàlla ñu ne rahamut, raghba ñu ne raghabut, rahba ñu ne rahabut, parce que boobu mooy sommet bi. mais am na ci ñu nga xam nag yéeg nañu ba presque parfait. Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.